19h30 ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaay xibaar yi li ci gën a fës te ñu dem ko jukki xam ngeen ne ñu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di weeru muharram di weeru jullit yi nag atum bees mi daal di door boobaak léegi ni ki tey ji nag ñu nekk ci juróom-ñeenteel bi fan tax na itam ñu daal di def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne nag moom moo di Ashura tam xarit li nga xam ne nag moom moo di digle yi nga xam ne itam moom lañ ci santaane bokk na ci julli joxante yoxo baalante ak yeneen yu ñu xeetoo daan ci ànd ak ki nga xam ne moom moo di secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal El Hadji Oumar Diène suñu ay ndaw seq nañ ak moom ba waxtaan tam xarit ca bët gànnaar bu réew ba Sénégal fu ci mel nii fa nga xam ne nag moom moo di ca Guet Ndar ak itam Santhiaba foofee nag xam ngeen ne cere baase doon na loo xamante ni fonk nañu ko lool suñu ay ndaw itam dem nañ ci aw màkkaan woo xamante ni ñu ngi koy amal li nga xam ne nag moom moo di waajtaay li daañu wax itam ci leneen mu soxal itam mbënd bi njeexital yi nga xam ne mi ngi koy amal ci yile jamono jàppale ne ab taalibe moom moo daal di rek faatu ci wàll wi nag moom moomee mi ngi faatoo ci aw tabax bu yeggul fu jege lool fi nga xam ne nag moom moo di aéroport Léopold Sédar Senghor mu mel ni nag askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca weg ga rawatina cité Mamel Oasis ci la jamono nag ñu ngi ci aw njàqare boo xamante ni xamuñu fan la ñu koy waxee daañu waxtaanee wàllu tàggat yaram ci la jotaayu xibaar Afrobasket U18 Madagascar 2020 xam ngeen ne réew bu Sénégal daal nay janoo ak dëkk wi nga xam ne moom moo leen dalal toll ci juróom-ñetti poñ moom moo leen daal di wutale mu ñeel ñetteel bi ak itam ñeenteel bi ak itam mu jënteelu journée bu groupe A nekk itam ñetteel bi victoire bu doomu réew bu Sénégal yi nga xam ne nag daan nañ ko am lu soxal itam quart de finale yi xam ngeen ne gaynde yi daanuñu janoo ak doomu réew yu Angola mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. niki tey altine yemook juróom-ñeenti fan ci weeru muharram tam xarit mu mel ni itam am na yenn ci ay digle yoo xamante ni santaane nañu ko ci bés bu am solo yi nga xam ne nag moom moo ñeel jullit yi yenn ci ay digle bokk na ci baalante ak julli itam di amal ay sarax ak yeneen yu ni xeetoo ginnaaw itam yenn ci ay kaddu yoo xamante ni moom secrétaire général des imams et oulémas du Sénégal El Hadji Oumar Diène daal dina ko yëkkati ginnaaw itam baat ak tontu woo xamante ni dox na ci moom ak suñu ay ndaw Alxasan Ba Jaafara Ba ci aw reportage ñu seetaan. bis bi nekk bis bi am solo ci jullit yi Ashura nekk fête bi ñu amal ci fukkeelu fan ci weerub muharram nekk at wu bees ci jullit ñi. suñu borom ci la jéggalee ci bésu tey bi bam Adama alayhi salaam ci bésu tey bi fukkeelu fan juróom-ñeenteelu fan jëm fukk ci la yàlla suñu borom dogaloon Yunus mi nga xam ne jën bi daf ko waraxoon mu gëx ko génnewaat ko ci bésu tey bii la woon ci bésu tey bi it ci la Firawna labee ci géej gi ci bésu tey bi it ci la Musaa xare woon géej gi tamit ci kattanu yàlla suñu borom ak yatam bi pour mën a traverser Sinaï bi donc ngëneel yu bari ak yu bari ci la xewoon. bis bi bari lool ay digle. sant nañu ci ay ngëneel ñeneen ñi dañuy def ay salaatu tasbiya mooy julli yoo xam ne julli raxas say bàkkaar yi paase la pour am ay ngëneel ci yu bees yàlla jéggalu yàlla suñu borom taamu nañ ci tamit nit ñi di jàng suratul ixlaas. bu weesoo wàllu julli geek ñaan yeeg yi ni mel imam El Hadji Oumar Diène di fàttali ne bis bi itam nekk na bis bi nga xamante ni dañu war a partager génne asaka di jox néew di doole yi di dox mbokk. séddale ko ñi amul ndax ñoom it ñu mën a door at mi ci am tuuti koom-koom pour mën a démarrer ndax asaka bu ko nit ñi génne woon comme il faut ci ku ne kon yalwaankat du am ñàkk def fiy jeex. yàlla suñu borom sant ñu ci ngëneelu yonent bi mu ne nañu ray boppu jirim yi te bu ñu mënee dara teral leen maanaam may leen lu tuuti bégal leen tuuti ndax seen baay bi leen ko waroon defal di seen assurance nekkatu fi yàlla suñu borom moo ko fi jëlee te comme dem na nag ñun ñi des ak ñoom tamit ñoo leen moom. altine gi jullit ñi di màggal Ashura wala boog tamxarit fii ci Sénégal njaboot yi di togg yu neex ci mel ni cere ngir bëggalee ko seen bopp ak seeni dëkkandoo li ni mel ngir mën a tàmbali ci jàmm at wu bees ci jullit ñi. ñu ñaan yàlla suñu borom it mu defal ñu jàmm def ko ci suñu réew def ko ci suñuy kilifa ak suñuy njiit ndax bu ñu amee jàmm ñu am jàmm yàlla defal ñu nawetu jàmm yi.
amin yàlla na yàlla nangu ñaan moom El Hadj Oumar Diène ni ki tey yemoo ko juróom-ñeenteel bi fan ni ki ëllëg itam moom mooy fukkeel bi di Achoura ñu wutali ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal foofee itam xam ngeen ne cere baas yi nag lu fa am solo la ndax itam suñu ay ndaw dem nañ yenn ci ay makkaan yoo xamante ni nag ñu ngay waajtal bu baax a baax li nga xam ne moom moo di cere ci yële jamono sax mënees naa njortu ne daal dinay nuppi daanaka suñu dem doxantu nañ fu ci mel ni Guet Ndar ak itam Santhiaba itam daal nañuy wax solo si nga xam ne cere ji am na ko Ousseynou Diop lañ ciy àndal ci reportage. cere baasi salté ci guddi tamxarit bii ñu ci bari ci doomu Guet Ndar yi moom la ñuy togg fii ci Ndar nag li lay taarix la fii. baasi salté dañuy def baasi salté bu toog bu neex la ñuy def yëpp a ngis xam nga ni baasi salté rek si Ndar moo kii bu jën a yem si Ndar. cere baasi salté léegi ci soxna yi dañu soppi doxalin ci togg bi ak yéen cay dëxëñ fii ci Guet Ndar daani ko ñoom dañu leen ko bàkkee. tey naa cere yi ba pare léegi ganaar yi lay saaf su ma paree suuf sama yàpp def sama tamaate tonni sama diwlin bomb sama cere ba mu baax waaw def sama cere doomu Ndar rek daal dee féex bëgg jàmm. ñoom soxna yi ñu fekk itam ci sanca bi lu ñu mel la ñu wax ñoom ci seen i gis-gis ci togg bi ba ci waxtu bi nga xamante ni moom la ñuy sukk lépp dafa am yoon. waaw nga mën a def li nga bëgg def daal fourne daal moo la ko mën a may waaw bu dee gaz dafa rapide loo wàññi aussi du tee dafa rapide. parce que dafa am yoon sinon rek goût bi nga bëgg doo ko am sinon tamit texture bi nga bëgg tamit doo ko am waaw parce que tey jii nii cere bu jaar yoon dëgg boo ko xoolee da ngay xam ni lii cere la waaw. ñoom ñii nag nga xamante ni dañuy togg bu ñu paree ñu ci bare dañ ciy yàkkal seeni xarit wala bokk seeni ay goro. lépp di ko amal ci kaf ak ree. du dañu ci yàkkale bu nu paree na dañuy yàkkal suñuy mbokk yàkkal suñuy maam suñuy tante suñuy. yàkkal la ci rek yow yàkkal si doomu Ndar yëpp yàkkal si Sénégal gi yëpp di ko may sama yaay sama papa ak suñu waa kër di ko may ñëpp. fii ci diwaan Ndar géej li nga xamante ni askan wi moom la ñuy gën a togg ci tamxarit bi mooy cere baasi salté li koy firndeel bu ngoon xasee ba jot. foo romb di ko sentir. jërëjëf Ousseynou Diop waaye man itam mën naa wax ne rek ne njamoo ci reportage bu ni mel mënoon nga ko bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di njaayeen yi ñu wéyal xibaar yi mbokk yi wax itam ci leneen mu ñeel mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Diagne xam ngeen ne daal nañ koy placé sous mandat de dépôt ki amal lu ni mel nag di juge bu deuxième cabinet responsable bu mouvement kàcc wi le nag ñu ngi koy toppee daal di biral yenn ci ay xibaar yoo xamante ni wérul benn yoon ak itam lu ñeel wàllu modification des données des journaux ci la jamono itam mi ngi ci loxo yoon jàpp leen lu ni mel daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo wax itam ci leneen mu ñeel diwaan bu Ourossogui foofee nag xeex lépp lu ñeel wàllu ñi nga xam ne dañuy faral di amal mbëkk mi tax na itam ñu daal di sóobu ci lu am solo mu mbirum artisanat ak yeneen yu ni xeetoo tax na itam yooyu lee tailleur ci la jamono nag ñoo ngay def seen kéem kattan ngir daal di xeex lépp lu ñeel wàllu ndóol ak itam doomu réew bu Sénégal yi nga xam ne nag dañuy jéggaani te duñ ko jaarale benn yoon ca fa nga xam ne nag moom moo di ca yoon wa ñu war a jaar mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di mbënd mi diwaan bu Matam ak lu ko wër Ali Bandel ñaaw la ñu fay fekki. jamono bu métti bi gën a fësee ak yokkute jéegu dund gi tax fukki ndaw yoo laaj daanaka juróom benn yaa ngi xalaat jël gaal yi dem ca bitim réew waaye nag ci dëkkub Ourossogui am na jéego bi nga xamante ni sumb nañ ko te mu jural ngëneel mboolem ndaw tailleur yi bokk ci commune bule ndaxte nag fii mu ne jot nañu commande bu tukkee ci maire bu Ourossogui bi jëm ci wàllu ñawum blouse bi ñu jagle mboolem élèves yi jànge ci école dëkk bile. parce que blouse dañ ko doon dégg rek. waaw mais artisans yi ñun mosu ñoo ñëw blouse benn kii rek moo doon gagné jël blouse yi encaissé ko waaw yóbbu feneen ñëw ko mais bii baa mu génnee programme pour jàppale artisans yi waaw jox leen blouse yi génnee 3 milliards teg chaque année. fii ci Ourossogui yaakaar naa ñun suñu maire bu maître Moussa Bocar Thiam tey lépp moom la. waaw parce que moo ñu nekk ci Ourossogui léegi kenn xoolal Ourossogui nu mel parce que tey moo ñu xëcc booloo ñu doon benn. waaw parce que liggéey bi ngeen liggéey damaa bëgg ngeen yokk parce que avant ngeen am dara lu dul événement su ñëwee ngeen am ay somme yoo xam ne ci ngay yëg ne yow laal nga xaalis mais su passé examen yi ñëpp waaw pour ngeen waaw da ngeen tooree di galérer. ñun ñi union jeune tailleur Ourossogui parce que ñun am na lu ñuy séntu comprendre nga parce que ñun jàpp nañ ñun dañuy émerger fekk duñ jël ay gaal dem di ay tukki di jaar ci ndox bi parce que ñun ñëpp comprendre nañ affaire bi parce que ñun tey programme bu président indi wax dëgg yàlla moom parce que lii nii nekkul lu yomb
mooy 17 000 blouses nekkul lu yomb parce que programme bu nice la mais ñun moom wax dëgg yàlla moom gëm nañ suñu bopp tamit aussi parce que ñun du ñu dem di dugg ci ay gaal di xaru. mu di ab jéego bi nga xamante ni nag maître tailleur yi di borom atelier yu mag yi rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom ñu ñuy xamal ni seen ay employé ak seen ay apprenti li ci gën a bëri ci biir atelier yi la ñuy yendoo te sax du ñu am ab client ki nga xamante ni nag moo waral yëf yi di maire Ourossogui nee na objectif bi muy poursuivre mooy fexe ba képp kuy artisan ci biir dëkk Ourossogui nga mën a gis sa bopp bu baax ngir kon ñu mën a promouvoir say activité mbokk yi bokk na ci lu ma leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar aw almoodu woo xamante ni nag dafa lapp ci ndoxum taw mi moom moomee nag mi nga génnee àdduna ci aw tabax bu yeggul ci jege loolu aéroport Léopold Sédar Senghor mu mel ni itam aw njàqare woo xamante ni nag am na ko ci askan wu nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca cité Mamel Oasis suñu ay ndaw itam doxantu nañu fa niki tey ji ci suba Mariam Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy. kan moo gas pax bi. mooy laaj bi muy laaj saa yu jàkkaarloog pax mi nga xam ni si la goneeg taalibe bi tudd Alpha ñàkkee bakkanam fii moo nekkoon piste secondaire aéroport Léopold Sédar Senghor mu nekk lu jur métit ak njàqare ci ñi dëkk ci cité ya dend ak barab ba. métit bu rëy la parce que bakkan bu rot dafa doy waar xale bu ndaw la mi ngi am entre 7 ak 8 ans loolu la ñu wax. boobu ñu ko yéegee dañ ko njëkk a xalaatee suñu bopp parce que xale yi ñëpp dañuy jóge ci cité bi ñëw di foo côté bi am na ñu fi footballé am na ñu fiy ñëw def wër après dellu ci biir cité bi donc loolu mën na dal ku nekk. askan wa nag du pax mi rek la ñuy jooy ñu ngi jànkoonteeg beneen jafe-jafe. am na benn canal buy romb ci diggu cité bi te canal boobu su tawee kenn du ko gis. yàgg nañu di alerter autorités yi alerter nañu mairie yi alerter nañu préfecture yi alerter nañu. ONAS boobu ñu gisee ne tamit amuñu ñu dégg-dégg kenn dégguñu ñun suñu bopp ñoo jël suñu ay mesures bopp commencé di def ay lampes di def ay éclairer yenn zones yi commencé tamit di sécuriser indi ay gardiens. ñoom nag li ñu bëgg mooy autorités yi jël ay matuwaay te situer responsabilité yi. ñu jël ay mesures par rapport aux promoteurs ñu sécuriser seen site et que. ñi xool tamit promoteurs yi naka lan la ñuy nekk di def est-ce que si seen site boobu loolu ñuy def am na ay assainissement est-ce que am na ay programme yoo xam ne dina permettre ba ndox bi di écouler sans toucher habitation yi parce que doo defar fii yàq fale du nature bee ko gas nit moo ko gas bàyyi ko nii sécuriser wu ko donc il faut que ñu jël tirer si ay leçons jël ay sanctions yu mat sëkk ba lii dootu amati. gox bi nag bu weesoo mbënn meeg ñàkk kaaraange gi dëkkuwaay la ci ay rab yu mel ni jaan ak yu ni mel mu nekk lu tere nelaw lool. askan ba fa yeewoo. Mariam Ndiaye taalibe boobee nag dafa dolleeku ci lim wi nga xam ne nag ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakken ci li nga xam ne nag moom moo di njeexital yi nga xam ne wàllu mbënn mi am na ko tax na itam ngir daal di ñu njuy lu ni mel rédaction bu télévision Futur Média samp aw laaj ndax xool def kéem kattan ba daal di koy rek mooyu suñu ay ndaw itam waxtaan ak ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàll wi lan la ñu wax mu ñeel loo xamante ni mënees naa saafara wala bokk dabu lu ni mel ñu seetaan reportage. période nawet fii ci réew bu Sénégal bëri na ay gox yoo xamante ni nag day taa li ñu jot a nemmeeku nag ci taw yi nga xam ne nag ñoom ñoo fi jot a wàcc fii ci Ndakaaru lu ne mel li nga xam ne nag moom moo di njeexital yi bari na. waaw période nawet bi li ëpp ci jéye yi mooy dënnu yi donc ak électricité bi ak bâtiment yi nga xam ne dañoo màggat def ndox di daanu. mu doon lu doy waar loo xamante ni ñenn ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen ak bakken ginnaaw courant bu mu leen maasee yenn ci ay solution itam ngir daal di mooy lu ni mel. bu dégloo météo ñi annoncé la ay taw yu métti soo mënee différer sa déplacement nga def ko lu ko mënee wala nga xaar ba vraiment taw bi arrêté nga soog a dem doxi say activité dans la limite du possible maintenant si par extraordinaire comme lu xewoon dañuy coincé sa biir oto ndox mi fekk bëri donc da ngay garder sa calme d'abord bañ a paniquer bañ a ubbi parce que soo ubbee porte bi non seulement ubbi porte bi day difficile parce que pression bi moo tax mais soo ko ubbee également ndox mi day ñëw envahir la te su boobaa doo mën a am marge de manœuvre donc li ngay def am na jumtuwaay sax ci biir oto bi mën nañ la permettre nga toj vitre yi boobaa nga génn sereinement. dem ak dikk bu tàggatémbe yoon woo xamante ni kenn mënu su ko jaar
ay ndox yu baaxul yoo xamante ni day ball ci kër yi jëm ci mbedd mi Senelec ak Sen'Eau yenn ci seen ay services itam ñu daal di koy dakkal mu mel ni jafe-jafe yi askan wi di jànkonteel ak itam mooy ci ay jéeya bokk na ci lu ko waral. ndox ak kii àndul am na yenn secteurs yi c'est clair que su dee ndox mi bëri na l'idéal mooy ñu couper mais mënuñ ko systématiser c'est au cas par cas rek parce que quand même nit ñi ñoo ngi seen kër am na ay congélateurs yu dent ay ñam c'est-à-dire que su fa yàggee courant amul mën a génne yeneen jafe sanitaire maintenant coupure yu mag yi ngay dégg ni li ko indi c'est parce que mooy centrale Hann bi électrique bi dafa inondé woon donc depuis vendredi suñu personnel yaa ngi foofu cour bi yëpp libéré nañ ko sous-sol bi moo des su tawul daal normalement d'ici ce soir dinañ mën a libéré kii bi yëpp mooy zone Hann bi noonu. wàllu mbënd mi fii ci réew bu Sénégal ñu daal di ci fii ci ay koppar yu bëri yi di ay milliards yoo xamante ni si dañu ko suub boobaak léegi mu mel ni itam li nga xam ne moom moo di saafara si mujjul antu benn yoon mu nekk lu doy waar loo xamante ni askan wi ñu ngi sàkku ñu daal di ci indi pexe ngir rek ñu mën a dund ci jàmm. ñu des ci li nga xam ne nag moom moo di ndox mi bi la yoon bi ballee ci li nga xam ne nag moom moo di robinet yi ci lu ni mel la ñuy amal aw taxaw seetlu askan nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca Alceri Nord ca commune bu Louga ay fan mi ngi nii nag amuñu li nga xam ne nag moom moo di ndox ñoom ñu jàpp ne lu ni mel amul fenn foo xamante ni foofee la tegu tax na itam ñu sàkku ci autorités yi ñu daal di dikk ak ñoom ci ak ndimbal Oumar Diop moom mooy yor seen ak kàddu àdduna jëmale ci micro Thierno Fall. mel na lu war a mat 3 jours a ngi depuis le 6 août ñi ngi am ay problème manque d'eau ci koñ bi boo gisee boobu ba nëga ni femme ménagère ñi ngi sonn di wër ndox fu ñu ko mën a amee fu nekk ku xool ci image da nga gis situation bi xam ne c'est très difficile ah niñ koy dundee nii fii ci koñ bi métti na lool askan wi sonn nañ lool ndax oto bi sax moo fi ñëw nii tey mais depuis hier dañ doon jël ay sareet di fay di dem fu sori ci ay quartiers yi sori yoo xam ne ndox ma am na fa di fa dem di ko wuti ndax ku ne xam na ndox moom mënut a ñàkk ci ak dund lépp li ñuy def daanaka ci dund gi ndox lañ koy defee rawatina liggéey yi ñuy def ci kër gi nga xam ne jigéen ñi dañ koy def ak yooyu ñu ngi lancé appel di wax autorité yi nuñ ci mën a taxaw lu mu gën a gaawee xaw ma nag fan la problème bi nekk waaye daal nuñ ci mën a gaawee rek ndax askan wi ñoom lañ yaakaar pour mën a génn situation bi. fii ci quartier Alceri Nord depuis 3 jours a ngi bi taw bi jaaree keroog rek depuis le 6 août ci ngoon bi fi taw bi jaaree après 17 heures ci la courant bi demoon mais. mbokk yi ñu àddu ci kër docteur Wiley di hôpital Aristide bu Dantec jàppale na nag personnel ba la ñuy sàkku ci ñoom ñu daal di jóge ca boobule barab laata fukki fan ak juróom ci weeru wi nga xam ne itam moom la ñu nekk collectif bi nga xam ne itam moom la ñu taxawal ci la jamono ñu nekk ci aw njàqare jëmale itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di aji tawat ji bokk na ci leneen loo xamante ni ñu ngi koy ñaawlu benn ci pàcc bu tabaxub boobule hôpital wi nga xam ne nag doomu réew yu tugal la ñu ko jox bokk na ci loo xamante ni daal na leen di naqari seen kàddu itam ni ki tey ji ci suba la ñu ko doon yëkkati Fatou Kiné Deme ak Alioune Diagne ñoo fa teewaloon télévision Futur Média ñu seetaan reportage. jaaxle ga tàmbali na liggéeykat yi nekk ci kër docteur bi di hôpital Aristide Le Dantec juróom-benn fan képp nag la ñu leen appal ngir ñu able ci kër docteur bi ñi gën a jaaxle tey bokk na ci aji tawat gi. daaw gi ba léegi maa ngi fii di faju bëgg a jekkale sama faju buñ ko jëlee fii ba juróomi fan ou bien juróom-ñaari fan man fan lay jekkale sama faj aw ma fu ma jekkale sama faj te du manqué na keneen. jékki-jékki tëj ni libéré nit ñi ak hôpitaux yi seen séquence traitement bi day kii parce que dalal jàmm mënul jël ñëpp mënul jël malade ñëpp donc seen séquence traitement bi dafay interrompre feebar bi day gën a yëngatuwaat seen yaram. jële gii nag ñu leen fii jëlee dafa mel ni sax nag dafa am lu ñu waroon a njëkkee te defuñu ko moo waral nag. liggéeykat yi sampub laaj ndax nguur gi nii mu fas yéene doxalee nii la. dañoo bëgg liquider hôpital te hôpital bi nag duñu naan kenn di ko liquider il faut que ça soit clair hôpital bi askan bee ko moom ñi fi fajoo yëpp seen loxo jotu seen ginnaaw kenn warul seetaan ñu koy liquider ñëpp a war a jóg personnel bi toog xamuñu fan lañ jëm ñii ku ci xam fu mu jëm ëllëg na yëkkati loxo. ci seeni kàddu ba tey ñiy bootu ci kuréel gi taxaw nag ngir hôpital Aristide Le Dantec bañ fee jógee jàpp nañu sax ne nguurug Sénégal nag dafa mel ni waa bitim réew ñoo koy wax defal muy def. le coût était à 80 milliards ñu yóbbu ko 60 milliards en 2022 ñu mettre ko en jour donc ñun pare nañ lu ñu doy ay espagnol
loolu la ñuy doyee espagnol ñun am nañu suñu projet d'établissement ñun ñoo ci liggéey. lu ko jiitu nag mu am lu ñu ne nguur gi xaatim na ko diggam ak ay partenaires yu fekk baax ca bitim réew ngir nag lenn ci lu ñu war a tabax ci hôpital Aristide Le Dantec waaye beneen laaj bi samp ndax dafa am lu ne ci suuf. affaire yi dafa war a transparent affaire bu loolu la mais comme am na Sénégalais nga xamante ne tey ñu ngi si dëkk boo xamante ñëpp ñu ngi toog di wax secteur privé ban dëkk mooy développé bu dee sa secteur privé du liggéey. nga am sénégalais boo xamante ne mun na ko tabax hôpital bi am na xaalis boo xam ne def na ko signature boo xamante ne def na ko architecte bi def plan hôpital bi sénégalais nga ñëw ne déet dañuy dem jëlaay espagnol jaay fii trop mais c'est n'importe quoi. kuréel gi nag nee na fii mu teg tànkam fas yéene wu ko teggi ndax kilifa yi nii ñuy doxalee nekkul li gën te nag bu weesoo ñoom seenub ëllëg xamuñu ko waaye ëllëgu aji tawat gi it lan lay doon. jërëjëf ki ne ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi xam ngeen keneen koo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Seybani Sougou moom moomee nag aw juriste la daal nay àddu ci li nga xam ne nag moom moo di situation bu président bu conseil constitutionnel bi nga xam ne nag mandaawam daal dinay jeex fukki fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne itam moom la ñu génn bépp dogal boo xamante ni juridiction wile daal dina koy jël mu ñeel xaatimu ki nga xam ne nag moom moo di Pape Oumar Sakho nag teguwul fenn ci jamono yi nga xam ne ñu ngi xaar li nga xam ne moom moo di résultat définitif yu élection législative yi nga xam ne nag moom la ñu weesu leneen itam loo xamante ni mënees nañ ko cee njortu mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di recours wu coalition yi Cheikh Tidiane Diawo moo dikkaat ak ñun ci aw tënk ñu seetaan. mandat président conseil constitutionnel bu juróom-benni at nar a jeex fukki fan ak benn ci weeru août bi waaye li ci doy waar mooy dafa war a bokk ci délibération résultat élection législative yi ñu génn ak recours yi nga xam ni coalition yi dugal nañu ko. Papa Oumar Sakho la ñu tabb président du conseil constitutionnel 12 août 2016 loi bi nga xam ne moom moo tënk conseil constitutionnel dafa ne juge yi fa nekk te di àtte juróom-ñaar lan. te dañ leen di tabb pour juróom benn at te kenn du ko féddale loolu li muy tekki mooy ki nga xam ne tey moo fa nekk te mooy nekk président du conseil constitutionnel moom mandaam fii fukki fan ak benn lay jeex. Seybani Sougou di juriste sénégalais nekk ca France moom jàpp na ni bépp décision bu ñu fa jël dafay dëppoo ak yoon. lépp xam ngeen ne commission nationale de recensement des votes jëloon nañ ñeenti fan ci weer wi am ndogal ci mbirum élection législative yi waaye yoon dafa ne bépp candidat boo xam ne d'accord ci ndogal bi am nga juróomi fan pour dem joytu ko ci conseil constitutionnel loolu bu ñu koy xool mooy buy conseil constitutionnel war a jël ndogal pour wax ne moom ànd na ci li nga xam ne moom lañ ko wax wala ànd ci dana nar a dépasser fukki fan ak benn fi nga xam ne moom la mandat président du conseil constitutionnel di jeexee moo tax bépp décision boo xam ne conseil constitutionnel jël na ko rek mu dépasser fukki fan ak benn te ab signature Pape Oumar Sakho bi nga xam ne moo ko jiite tey nekk ci décision boobu du baax. fi mu ne nii nag amagul benn coalition bu laaj 7 sages yi ci lu ni mel article L0197 bu code électoral li mu wax mooy conseil constitutionnel nag am na délai juróomi fan ginnaaw bi ñu siiwalee résultat yi ngir def liggéeyam su ko respecté nag juróom-ñeenti fan ci weeru août bi la war a doon maanaam ñaari fan ginnaaw njeexitalu mandat Pape Oumar Sakho. Cheikh Tidiane jàppal ne fukki fan ak benn ci weeru août wi nga xam ne nag moom la ñu nekk ci le mandat bi di jeex mu njël reportage bi nga xam ne nag moom lañ leen doon digtal ñu àddu ci leneen loo xamante ni junjoon naa leen ko mu ñeel wàllu tàggat yaram Afrobasket U18 Madagascar 2022 réew bu Sénégal itam doon daloo ak dëkk wi nga xam ne moom moo ko dalal di Madagascar lu toll ci juróom-ñetti poñ moom moo leen daal di wutale mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di ñetteel bi ak itam mujjanteelu journée bu groupe A jàppale ne itam moom mooy ñetteel bi victoire ci gaynde Sénégal yi lee bu mel ni nag quart de finale yi daañu janoo ak doomu réew yu Angola ñu dikkaat ci aw tënk ànd ci ak Cheikh Sadbou Diarra. Sénégal jeexal na ci anam bu rafet
premier tour Afrobasket U18 bi amul benn défaite ci groupe A bi gaynde yi am ñetti ndam ci ñetti jogante bu mujj bi ci kanamu Madagascar bi dalal compétition bi sénégalais yi ak malgache yi doon xëccoo première place groupe bi ba tax na ñu amal jongante bu neex waa Madagascar ñoo di amal dugg bu baax ci jongante bi gagné première mi-temps bi 20-15 waa Sénégal yeewu ci ñaareelu quart-temps bi jeex ci réew mu nekk am 15 points ci noonu gaynde yi jóge ci wane seen doole ci njiitalu Ousmane Ndiaye ak Mohamed Faye Sénégal gagné deuxième mi-temps bi 39-26 Sénégal bu Mohamed Faye bi dugal 26 points jël 15 rebonds mooy mujjee jiitu ci groupe A bi ginnaaw ndamam 70-62 équipe bu Parfait Adjivon bi dina laale ci quart de finale bi ak Angola bi nekk ci ñeenteelu place ci groupe B bi. jërëjëf Cheikh Sadbou mbokk yi waxtu yëkkati jotaay jot na fi la ñuy jaar daal di koy buural di daje ak rédaction bu télévision Futur Média léegi di ngeen am xibaar yi ci kàllaamay français lu mooy loolee itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah ci xibaar yi ci kàllaamay kocc bu benn waxtu jotee ci diggu bëccëg gi lu mooy loolee itam ñu leen di baalu ak bu baax ci atu yees wi nga xam ne nag moom la ñu dugg jàngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.